mbokk yi jërë ngeen jëf ñi ngi leen di nuyu di leen gërëm bu baax di dikk ci xalaatu Bun Khatab ci seen site la teranga.info wax ci élection yu jëm ak système de parrainage gi nguur gi taxawal ginnaaw waxtaan di ay concertation yoo xam ne dañu woon dañuy waxtaanee ci yenn anam lañuy demee ci élection présidentielle 2019 ginnaaw waxtaan woowu la nekk ñi ëppoon ci kujje politique gi te ëpp ci doole di waa PDS ak ñoom Khalifa ak ñoom Idi ñoom bokkuñu ci woon mais yenn ci parti am na ñu ci bokkoon parti yooyu ñu mën ci lim ku mel ne PUR mais ñoom teel nañ cee génn lu tax ñu génn ci mooy def ci am yenn yoo xam ne nguur gi da ko tëral ci ay proposition ngir ñu demee ko élection maanaam système de parrainage ñu tànn ko ci parrainage boobu la nag buñ koy wax mooy candidat bu ne ngir nga dem élection yow ak sa parti day am yenn ci lim ci ay baat di signature yoo xam ne da la koy xaatimal ngir nga mën a dem ci jongante yooyu ñuy utee ngir mën a jiite réew mi loolu nag doon guléet ci réew di Sénégal ndaxte indépendant yi demee seen cëggalu guy te benn parti daaw leen gunge ñoom daan na leen ko laaj ndaxte ñoom dañuy ñëw rek wàcc ci géew bi waaye duñ xam fa lañu jóge ak lan moo leen tax a jóg ngir nag mën a ñàkk mbir mi ba indépendant yooyu di demee seen cëggalu guy duñ mën a dem ci élection yi di ci indi ay caaxaan ak ñoomin seen ndaxte dañ fi daan gis ci jamono ay candidat yoo xam ne tey jii dañ daan dem ci élection yu weesu ñu jóge ci am ay jafe-jafe yu tar soit mbiru xaalis lay doon wala xaalis fan koy jëlee du set ñu ne nag nañ ñag mbir mi ba benn Omar Gueye du jóge fële kenn xamul fu mu jógee rek ñëw na day jiite réew mi waaye te doon bañ nit jóge fële lëngoo ak ñeneen ñoo xam ne mën nañu faagaagal réew mi ëllëg ci wàllu koom ci wàllu leneen ngir mën a yàq réew mi ñu ne nañ dugal parrainage boobu ñu doon def nag jëmee ko ci indépendant yi tey jii dañ ko yaatal ba ci parti politique yi waaye mu doon loo xam ne mën na xajamal suñuy parti waaye te mën na xajamal suñuy démocratie ndaxte parti politique yi lu tax ñu ëpp ci ñoom ñu ne soxlawul ñi dem ci parrainage ndaxte ñoom déjà am nañu parti waaye parti boobu ñu am balaa ñu koy am def nañu enquête xool lan moo tax a jug parti bi lan mooy financement parti bi ak lan mooy yittee parti bi kon déjà bu dee ay xibaar jëmee rek ci kan moo war a yor réew mi ëllëg ak nan la ko war a yoree kon loolu déjà parti yi rempliroon nañ ko waaye tamit li fi Abdou Diouf waxoon jàkka jàngaw ku mën a nodd noddal ku neex baat mën ngaa nodd waaye tey jii bu ñu demee ci wàllu avancé ci wàllu démocratie ñu jaar fi ci alternance 2012 ba tey jii ñu ne sunu démocratie léegi dañ koy lal ci ni diw na am nañ ko parrainé ci lii ci ay signature ku jég politique gi na déedéet ndaxte nag ku ndóbin rey sa maam foo gisee lu ñuul da ngay daw lu tax loolu ñu koy ragal dañ ne maalu Macky Sall ak ñi mu àndal danoo bëgg a éliminer ñenn ci géew politique bi ndaxte ginnaaw ba Karim Wade exilé dem te wóorul mu doon candidat kii di Khalifa Ababacar Sall nekk ci kaso bi te nag kaso bi la fa dugal mooy bis bi mu taxawee moom ak i nitam am yéene ci nii bëgg nañu utu Macky Sall ànduñu ci ñi muy doxalee ci lañu jël dogal mbiri caisse d'avance lu ñu tu ko ba moom nu mu duggee kaso te nag bu dee yoon daan na ko ngir mu doon candidat day jafe kon déjà ñaari candidat mu ngi nii ay candidat potentiel yoo xam ne tey jii mënoon na nekk ay adversaires yu dangereux ci kanam Macky Sall ñoom seen candidature wóorul lu tax ñu ragal ni parrainage dañ koy def ngir éliminer ñenn ñi ki leen gën a jaaxal tey jii di Idrissa Seck bi mu ne fi bëxër ñëkk rek jug di wër dëkk bi dan na ko dañ lay génneel chantier wu Thiès commencé di ci wax ci loo xam ne am na noolu yëg kenn waratu ci wax kenn waratu ko ibbi mais dañ ko doon tiitalee kon ñi ngi dégg ci conseil départemental bu Thiès ay conseil jug naan dañuy def ay mbir ndaxte ay suuf sa am ca Kayaar ak ñoom seen yooyu yëpp ñu koy jël rek di ko lal ci mbiri politique loolu tax parrainage bi ñu tër ci du lu bon
ndaxte nag lu toll ci 300 partis ci mim réew di Sénégal ku ne bëgg ni damay jiite réew mi yambar mu jug rek ne dama bëgg a nekk candidat déedéet réew mi du fowukaay réew mi du fowukaay waaye nag règle du jeu yi nañ ko respecté sàmmantoog suñu démocratie waaye tey bu ñu demee ba toll fi naan parrainage waa dina suñu xel nag dina tey parce que da leen jox exemple ci ni mbiri parrainage bari na fi ay nit yu jug ne dañoo bëgg a nekk candidat wala boog seen xel candidat wala ñun lañ koy waxal nguur gi bu bañee ñu doon candidat mais mën na dugal système parrainage ak signature yooyu bu dee yow Benzo man Oumar Gueye danoo bokk signeel benn nit signature boobu baaxul te signature boobu bu dee dañuy laaj 60 000 wala 70 000 wala nu mu mën a toll ci ay signature nu ne juróom benn ci ay gox yu wuute ñu ne signature yooyu tey jii indi nañ ko am nañ lu toll ci 100 000 signature bu neexee conseil constitutionnel mu ne candidature bu Oumar Gueye baaxul te boobu Oumar Gueye du ci mën dara kon parrainage risque la ci opposition bi parce que le président sortant mënut a nekk danger pour moom. Pourquoi mënut a nekk danger pour Macky Sall c'est le président sortant dina défendre bilan mais opposants yi mais ku leen neexul wala mu jaaxal leen mën nañ ko ci génnee kon parrainage même bu dee day am façon bu ñu koy defee baaxul ndax bu conseil constitutionnel acté ba pare ne diw mii du doon candidat kenn mënatu ci dara mais imagine tey élection yi ñu jëm ñu écarté woon benn Idrissa Seck problème la te lu ne mën naa am parce que ay signature la yu ñuy wàññi rek dal na fi Youssou Ndour dal na fi Kéba kenn te ba tey ji kenn mënul justifier ci gën anam la leen roccee maanaam signature bi baaxul ñii nii na leen signaler baaxul te fii dëkk bi ñu bari mënuñu signer benn bi ci parrainage bi ñu ne léegi ngir nga mën a parrainer kenn sa tur day nekk ci liste électorale yi mais coowal carte d'identité yi ak ni mu demee bare nekk ci ñoo xam ne bindu nan tey jii jot seen i këyit te mënuñu wote ndaxte bu dee du gis seen tur mais kooku tey jii lan mooy biral ki ñëw di ut parrain bu ko signalee ni kooku turam nekk fa kenn xamul kon nan rafetal mbir mi règle du jeu ñu bañ ko changer ñu teg ko ci yoon Sénégal yàgg nañu dem élection ak ay parti politique mosul am problème 2000 am na 2002 ñi ngi taafantoo nag élection législative yu ñu jugee élection législative yu ñu jugee du référence ci géopolitique bu Sénégal lu tax du référence mooy élection yooyu mooy élection yi gën a ñàkk fayda ci Sénégal ngeen baal ma kenn xamul élection lu mu doon jugg nañ ci génn nañ ci jàmm am na waa Benno jël seen ndam waaye nag élection yi du référence ndaxte li sàcc gi ak coow gi bari ñu fare ci nguur gi 49% la ñoom te li xew ci Ndakaaru ba léegi mi ngi fi li xew Touba ba léegi mi ngi fi li xew bitim réew ba léegi mi ngi fi duñ ci dellu si waat kon nanu bàyyi di taafantoo législative ñu ne 47 listes mais 47 listes yooyu nag bari na ci ay listes yoo xam ne da leen pare na woon am na sax ñu ne nguur gee leen jox xaalis nit toog na ci ab média di def élection ne diw moomu jox xaalis am na ñu doon wax naan ay opposants lan ci législative yi parce que danoo mere ci nguur gi defar seen liste bi élection yi jeexee danoo dugg ci Benno ca assemblée nationale mu mel ne dañ leen a yónni woon ngir ñu jaxase carte gi kon liste yi bari yooyu le jamono joojee am na ñu jàpp di dafa arrangé woon nguur gi ngir xajamal carte gi mais tey ji bu dee présidentiel c'est le rendez-vous d'un homme avec son peuple kooku nag daa am lu mu laaj bu candidature yi baree ku ne uti buñ demee deuxième tour mer gemb yi mun nañ gemb ci ginnaaw kenn ngir mën a daaneel njiitu réew mi kon candidat yi bari arrangé wu ko loolu tax ñu dugal parrainage mën na ne un parrainage dafa tey xel parrainage bu dee lu gën la mënoon nañ xaar ba beneen jamono dama dégg maître Assane Dioma Ndiaye mu ne réew yi tàkk ci Afrique yëpp du xiif moo ko taal du lu bari moo ko taal waaye li koy taal li ci ëpp élection lay doon te li koy taal lu waral mu doon élection maanaam mooy ñi nekk suñu donkaas yi di jiite dañuy dem ba élection jege ñu tànn seen i adversaire ku leen arrangé ñu bàyyi mu jàkkaarloo ku leen arrangé ñu xool dañ leen ciy génne processus bi te tey ji ñi ngi wax ay mbiri carte d'identité processus électoral mais ñu waxante dëgg Sénégal code bi ñu defoon ci jamono Abdou Diouf ak ñoom Kéba Mbaye jamono ñun heure bii waroon nañ weesu mbiri élection dafa doon ñëw rek ñu dem ki war a jël gagné
ñi daanu félicité ko ñu continuer mais bu ndee ba tollu fii nag di wax mbiri parrainage di wax mbiri carte d'identité di wax mbiri leneen te nag ñi fare ci nguur gi nan def attention ci lenn da ngay dégg ñu ni opposition bi duñu dara bariwul ñu mënuñu mobiliser fii benn parti politique mënu fi mobiliser fii peuple bee mobiliser 23 juin peuple bee génnoon mais nanu maytu mer peuple bi juge am na ñu nekk justice di démissionné syndicat yi ñi ngi grève ñi ngi dégg lu nekk ci réew mi askan wi ñi ngi jooy la majorité silencieuse ñu mënta grève mënuñu dara ñu toog seen kër gux seen mer nañuy bàyyi xel ci ñooñu te élection yi jëm ñu rafetal ko teg ko ci yoon bañ a dugg ci mbiri parrainage bañ a dugg ci écarter ay potentiels adversaires parce que pourquoi ñu wax loolu njiitu réew mi fi la taxaw wax ni dinaa jël opposition bi yamale leen ci neen ba du doona ci dara mais loolu boo ko waxee ba pare tëj Karim Wade exilé ko tëj Khalifa Sall beneen opposition bi fi ne mënoo leen bàyyi ñu marche mënoo leen bàyyi ñu daje te ji nga dugal ay mbiri parrainage di def forcing nan ko maytu ndaxte yenn saa yàlla day farak ci ñuy tooñ yàlla day farak ci ñuy néewal doole kon ñi fare ci nguur gi kattan gi ñu am armée bi ñu am police bi yooyu yëpp ñu ci naagu nañu dal élection jëm ñu tëral ko teg ko ci yoon bañ a parparloo bañ a péete lépp ñu teg ko ci yoon bu dee waa nguur gi bilan bi ñuy bàkkoo ni baax na waaye ngalawaay bu baaxee jarut ak campagne bay parrainé wala ngay dugg ci yenn yi bu dee bilan boobu nguur gi di bàkkoo baax na 7% jëm ci taux de croissance li jëm ci wàllu courant bi ak yenn ci acquis yoo xam ne am nañ ko dund nguur gi def fi dara am na ñun fi def mais des fois ñu fare ci nguur gi dafa am loo xam ne man dama ko seetlu ci ñoom dañuy fàtte les grandes lignes di topp ay détails ba tax ñoom li fi jot a def sax sénégalais yi duñ ci bàyyi xel pourtant réew mi tànn leneen lu dul ay fitna jëm ci wàllu politique te mbiri freinage bi mun na juraat beneen 23 juin lu mën a ne la parce que des fois li yëkkati askan wi kenn du ko xam accumulation de frustration baaxul mer bu ñu dajale ay mer gemb la yu doon bombe sociale la mun na kalaate te du xam fa lañ jëm kon tey jii ni rek dañ doon laal constitution bi bu doon ni rek danoo bëgg élection yu jub bu doon ni rek danoo bëgg a rationaliser bi gënoon a yomb te gën a jubale géeg politique mooy bulletin unique mais liñ jaaxal ci bulletin unique mooy képp ku nekk ci opposition bi moom ngay bëgg waaye boo nekkee ci bopp réew mi waxe bulletin unique doo ko waxati loolu moo ñu jaaxal la Youssou Ndour doon way rek mooy li ko jaaxal mooy lu tax nit ku ñuul bëgg nguur mbokk yi li mooy xalaatu Boun Khatab sur la teranga.info ñu jégalu bu baax di leen gërëm ba beneen yoon incha allah.